asalaamaaleykum. yaa xaadir laayeen ñaseen ñépp comme da ko Cheikh Abdoulaye Mbacke wax rek diw murid la diw tijaan diw xaadir la teew da bokk ndey ak baay mais mi ngi mel nga ne diw dafa ñuul diw dafa xeer koo ca tam rek tam nga ca des kon murid boo xam ne yaa ngi wax ci tijaan loo warut a wax wala di wax ci xaadir loo warut a wax wala di wax ci laayeen loo warut a wax li la sëñ Tuubaa digal dafa ko ndax sëñ Tuubaa de ñooy ñëpp fenn tarixe bu ne jaar na fa doxal seen wér ba am ngërëmal ba mu tarixe ba boobu tijaan boo xam ne dañuy wax ci murid loo wëtti wax it daf ko loolu borom tarixa bu digalul kon Sénégal kenn mënu koo xar ñaar diw pël laag diw séeréer laag diw tukkuleur laag loolu yi mës am Sénégal ku bëgg a indi moo tax député boobu loolu ma doon wax na il faut mu génn tuubal Sénégal yépp nga xam ne loolu du mbirum Sénégal di sant nag bu baax a baax organisation Grand Magal Touba di sant Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre di ko sant bu baax a baax li ñu doon wax ne corona moom doon màggal sa rek jeex na dañ doon wax ne bu amee 14 jours ba amee 15 yi virus na développé léegi ñëpp xam ne màggal na ci jàmm corona dara amu ci au contraire màggal dafa dimbale économie Sénégal yokk bu baax a baax na kon loolu ñu xam ko da ci am solo sëñ Tuubaa ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ndax murit bu ne ren màggal nga màggal goo xam ne day lenn mësu ko màggal ba nga dalee màggal ba léegi loolu mooy jaayante loolu moom la sëriñ Tuubaa naan ku ma def di saaba yi dafa yónni sallallahu alayhi wasallam ne ma def la yónni sallallahu alayhi wasallam dafa la saaba yi kon murit da ngay jaayante sëriñ Saliou Mbàkke na àddina de ñaari biir a ci am sa biir bopp ak sa biir bàmmeel bi nee na sa biir boppam la yitteel ki la fi indi mu yàlla sa borom li ci war a dem dara ko ci def nee na sa biir bàmmeel na la yitteel ndax loo ci def rek boo demee doo ko fekk mu ne doomu aadama bu xamee say ayib dalaa bëgg a weer nee yàlla sa borom bu xamee say ayib dalaa bëgg a dimbali kon suñuy ayib nañ koy ñaan yàlla sa borom kon nag ñoo ngi santaat Cheikhul Khadim bu baax a baax te it lépp da koo ñaan si Matlabul Fawzayni waxa jatan li man bi do fen itada waxu jana la mu xaalifan xadaa yow sunu borom maa ngi lay ñaan sama dëkk bii du Touba nga def ko dëkk bu taxawaay aj képp ku làmboog aj bëgg aji làmboog te la mënoo dem màkk Touba xara sax Allahu taala min kulli maxrufin wa maxruf yow sunu borom maa ngi lay waxul suñu bam dana ko aar den suñu bam aar na ma sama dëkk bii di Touba ba lépp loo xam balaa bu musiba di ñëw si dëkk bii di Touba loolu mooy la sëñ góoratin ñaanoon laajoon sëriñ Saliou lu ko Mbàkke da sa yaram yeneen say dama si lu ma jaaxal mu ne sàllaaw loolu de mooy balaay wàcc yoo xam ne ni bu wàccee dama koy téye sama loxo ba mu sedd ma bàyyi ko te sàllaaw lu dem rek bàyyi jeexantal sama yaram bi kon sëriñ Saliou lim naan kurul yàlla su borom mi sàkk doomaat ëpp ma si ñoom yërmande loolu de lu wér kon Serigne Touba jóge fi à l'âge de 75 ans Serigne Saliou ñëw toog ci xalifa à l'âge de 75 ans na Saliou lu jox leen ma ndaw ñi ma jox li Sëñ Touba ma def ci li Sëñ Touba daan def ci mag ñi donte yeewoo ma ko sama barkeeloo ko Serigne Touba ma ne Saliou mii sama dooma kon kooku lañ jamonanteel kooku moo ne jomm naa di jamonanteeg nit si benn xarnu bi faat dem sawara te Serigne Saliou ñaari xarnu la dund xarnu bi muy ñëw day jeex mu tijji beneen xarnu kon 200 ans yi ku si dund rek santaata Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax waaw kon kooku moo ñu defar moo ñu dimbale di ñëw ci point bi njëkk mooy ànd soppi ndoxu Mbacke ak Touba comme na ma ko waxee rek nee neen Mbàkke ak Touba ndox mënees nañ ko defar mu gaaw ñaari maire yi il faut que ñu ànd nee naa bunt kër gu nekk bu joxe woon 5000 rek bunt kër gu ne 5000 wala 2500 ndox danañ ko am en quantité et en qualité avec la supervision du khalife général des mourides ak Touba sa kanam
parce que ndox mi actuellement des projets phares ndax màggal gi ni mu manqué ndox ba waa Touba ñëw Mbàkke di wut si ndox dem ba Mbàkke tamit manqué ndox nga xam ne loolu tamit lu doy waar la kon loolu dafa war a bokk ci tey murid yi ndax ndox mi ngi indi feebar te ndox mënut a ñàkk ci màggal Sëñ Tuubaa te ñun amuñu lu ñu màggal Sëñ Tuubaa ji kon loolu farata la kon waa association ànd soppi ndoxu Mbàkke loolu war nañ cee def ay pas yu mag ànd ko ak meeru Mbàkke ànd ko meeru Mbàkke ànd ko meeru Touba ñu lijjanti ndoxu Mbàkke mi mu daal di Mbàkke Touba mu daal di féete boor kon bu ñu jógee foofu ñëw ci l'immigration clandestine ku ne xam na ne fii ñi nekk ñun de xam nañ ci dara gone yaa ngi dee ci géej gi li dee ci géej gi sax kenn xamu nu mu toll te loolu lijjanti ko lu yomb la ana usine de refroidissement Daara Jolof ñun jamono yi entraîné xam nañ daan daw soo demee fajar nga gis dex yi pëli di tuur soow mi ci dex bi ndax fu ñu récupérer seen soow pour mën a rataat te loolu Touba ak Mbàkke xam ne màggal la boo jógee ci màggal dal ci gàmm boo jógee ci gàmm dal ci Kazu Rajab ak màggal Sëñ Abdu Lahat ak Laylatul Qadr rek màggal waaye loolu bu ñu amoon ay usine de refroidissement fii soow yooyu ñu koy def ay soowu njar yu baax xam ne doo sa boisson gaz toxique sax doo ko laal nga dem Casamance bi jus naturel yi nga def sa usine yu baax diggante Touba ak Mbàkke dootuñu laal di sax boisson yi kon nag vraiment te loolu ndaw yi dañ ci mën a liggéey dafa ay usine plastique chaque jour yaa ngi soxla plastique yaa ngi soxla ay raxasukaay nga def ko Mbàkke wala Touba da nga dem ba sa jeunesse dana liggéey ba ñeneen jógee feneen di ñëw liggéey si kon nag loolu buñ ko defee immigration clandestine bi jeex kon immigration clandestine projet phare la normalement pour état du Sénégal ay projet phare pour état du Sénégal parce que gone ñi ngi dee loolu boo génnee sa koo ci laaj danaan la waaw Sénégal boo fa toogee doom dara te boo amul liggéey boo toogee seen kër sa papa ak sa yaay di la xas ñu la sa doom bàyyi sàngam mi ngi nii da ngay dem ba dem dugg ci géej gi sax Barça wala Barça kii ñuy wax sax moo lay gën a noppal ndax nga noppal gone dañ la koy wax ni carrément ngay dégg kon tamit parents yi am nañ ci part de responsabilité yu mag a mag a mag a mag état du Sénégal am ci part de responsabilité yu mag a mag kon immigration clandestine mi ngi gën a garaaw tey la gën a garaaw Mauritanie fii dañoo baax rek mais chaque jour gars yi dugg si def immigration clandestine bu ñu la jàppee capitaine bi lañ jàpp bu ñu la jàppee dañ la tëj moom 3 ans wala 4 ans wala 5 ans sax waaye ñi ña ñu refoulé waat leen te chaque jour day gën a garaaw kon loolu it lu jar a wax ngi noonu lu jar a lijjante la su ma fa jógee immigration clandestine ma ñëw si hôpital yi di sant le médecin chef régional Diourbel muy docteur Mamadou Dieng vraiment ni mu toppatoo màggal Touba bi ñëpp d'accord na ci tege na ci yoon mooy premier màggal mais réussite totale ay parce que dëgg il faut ñu wax ko di sant le directeur de l'hôpital Fawzeyni parce que man transparence bi ma gis mu def mësuma koo gis man ci région de Diourbel du hôpital Ndamaat du hôpital Lubké du hôpital Bambey district Bambey du district Touba du district Mbacké du fenn gars yi sax dañuy dóor muy daanu rek mais kii dafa taxaw ne def naa at sàngam laa fi ñëw lii laa fi fekk fii laa yóbbu hôpital bi lii laay motiver personnel personnel dem na ba weer ba léegi 205 000 motiver kenn ku nekk infirmier médecin aide-soignant ak ñëpp brancard ak ñëpp mais kii mooy gor kii nag moo jox ak yelleef doomu aadama yi kii moo jar a décorer le docteur Matar Lo c'est un orthopédiste xam naa ko ñii ba ma leen xam ne c'était en 1995 laa leen xam ñi ñëw daara Hizbut-Tarqiyyah daal di ñëw weekend vendredi samedi dimanche dañ fa daan def non dañuy ñëw vendredi guddi samedi dimanche ñu consulter xale yi noonu ngay Sëñ Saliou te boobu seeni morom ñi di baali fu nañu dugg sax kon vraiment moom ak docteur Ahmadou Guèye Diouf mi nekk hôpital régional bu Louga kon nag loolu vraiment day nekk loo xam ne nii dañ ko ci sant di ko féliciter di ko encourager personnel sant nañ parce que man damay investigation fu ne
personnel am sage-femme infirmier ak aide-soignant ak médecin ñëpp ko sant macha allah. di ñëw nag si district Jéemul ak district gu Mbàkke ñooñu dañ war a doxewuñ ko ñooñu dañ leen soññ surtout district Jéemul moom la fa am kenn mos ko ay jigéen dafa nekk di diriger maanaam la ñuy liggéey kenn xamul loolu xeex ay nit ña fa médecin chef docteur Mamadou Dieng bàyyi woon ñooñu la ñuy jéem a xeex di leen kalaan te dégg naa boo leen laaj ñu naan docteur Salam moo leen ko digal te docteur Mamadou Dieng moom mooy seen kilifa ñoom mooy médecin chef régional bi c'est-à-dire gis nga guerre yooyu il faut que ñu bàyyi ko ñu bëggee mbir yi avance c'est ça la vérité. ñu ñëw si hôpitalu Ndamatou kooku it dañ fi ñëw wax fa ay points yu am solo dégg naa fa ay détournement am na ñu jiiñ na dañoo def détournement ma xamal leen détournement jiitu fi tey jamonoy centre de santé am na ñaari détournement yoo xam ne fekke naa jamonoy hôpital am na ñaari détournement kenn ki waaye docteur Sonan la ci pharmacie la détourné ay dikke bañ jàpp ko te teewul génnul hôpital mi ngi foofu di continuer liggéey beneen bi am na ñu jiiñ na dañoo def détournement loole ñu ngi ci loxoy justice ñun faraluñu kenn ñañ na dañ koo def ak hôpital baag kenn lañ ci faral lu ñuy faral mooy population bi ñoo bëgg population bi di gis seen bopp ci hôpital bi ñun foofu lañ nekk loolu moo ñu intéressé keneen intéressé wuñu ndax li ñu am ma sàmm duñu ko jox ma demb duñu ko jox mais nag nit ki da ngay lijjanti sa population ça c'est très important doo toog courage bra na lu mel baax na wala man hôpital laal jaar naa fa ñu ne hôpital bii bu fekkoon société la ñu dañuy fay ñun yemale centre de santé la ba mu nekk hôpital mais nag li ñu amal solo yàlla mu ñuy suturaal koo xam ne dañ la daan fay ci barab lañ lay fay ci barab par weer mën koo liggéey ci benn fan kooku doo santat Sëriñ Tuubaa bu baax kon ñoo ngi sant Sëriñ Tuubaa bu wér waaye nag ña fa nekk dañoo war a gis seen bopp ci hôpital personnel de santé ba fa nekk dañoo war a gis seen bopp ci hôpital di am ci motivation yi Sésame mi ngi dugg césarienne mi ngi dugg couverture maladie universelle mi ngi dugg CMU insuffisance rénale mi ngi dugg yooyu yëpp état du Sénégal la leen koy fay te hôpital gis seen bopp population gis seen bopp personnel de santé gis seen bopp gars yi opéré nañ ba sonn bay bëgg a dee lu ñu opéré minorité di ko lekk gars yi accouché nañ accouché nañ ba sonn te gisuñu dara waa médecine noonu waa pédiatrie sax dégg naa ñoo gën a sonn ñëpp parce que seen major ba fa nekk signal nañ ma ko seen major ba fa nekk signal nañ ma ko su leen mayul jàmm nag su ma ñëwaatee ci turam laa jaar te dinaa si jaaraatee neneen liggéey bi metti na teg nañ leen pression te sonn nañ ñu pédiatre hôpital Ndamatou fépp ay metti nit ñi dañoo sonn saa xam lu gën a garaaw mooy di liggéey xam ab anesthésie bu demee bay génne chirurgien arme blanche ça veut dire que sonn nañ ko chirurgien yooyu nag docteur Ndiaye Diop bokku ca moom waaw moom vraiment la ma doon wax rek moom bu li naan yàpp yëpp meloon des paaku des am yoon waaw vraiment nit da koy seedeel te yàlla tax alxaqu dëgg suñu borom dafa bëgg dëgg il n'y a pas de problème waaw benn problème nit ku ragal yàlla te dëgg nit ku war dëgg la waaw loolu mooy dëgg kon détournement yi wax ak yooyu yëpp le principal responsable c'est le directeur de l'hôpital kon Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi lay ñaan Abdoulaye Diouf Sarr nga wàcc région de Diourbel Mbacké Touba Diourbel Bambey xool nañu suñu structure yi ànd ak ay experts en comptable ñu xool ndaamaat li fi dugg ci xaalis ak li fi génn ak détournement yi ñuy dégg lan la c'est ça la vérité loolu mooy dëgg parce que c'est la vérité
nit ñi te mënuñu liggéey ba sonte du ngeen xaalis chaque jour ñu naan détournement fa nangam kon ça veut dire que lii buñ ko toppee bu fekkee dëgg la dana am yeneen tat yu tombé pourquoi lu sax système bi sécurisé wuñ ko ba fu toll di dégg ay détournement pourquoi kon ñi accusé nañ leen ña leen accusé nañ leen kon nag lii de justice mooy def yoonam parce que lii il faut que justice def ci yoonam parce que population bi mënuñu toog di souffrir personnel bi biir hôpital mënuñu toog di liggéey te du gis xaalis dem bay retraite yi di defar ay bâtiment yi da leen dañ ci am dara foo nee bâtiment 50 millions xam ne 100 millions nga leen facturé wut sa 50 millions boo jàll retraite parce que 2 janvier bii nga war a retraite docteur Moustapha Sow ah c'est ça la vérité loolu mooy dëgg il faut booy dem da nga am loo yóbbaale kon loolu ministre de la santé président de la République Macky Sall dafa mel ne ñun suñu hôpitaux yi bëggul dafa ñun dañoo bëggu Sénégal wala la kon ñu ngi leen ñaan ngeen wàcc foofu ak ay experts ay inspecteurs d'État ñu xool lii division des finances ñu xool ko indi expert comptable ñi lañ bët lii dugg ci hôpital bi ak nu muy dugg di facturation yi ñu xool ko ticket yi malade da nga excès c'est normal ticket yi excès ëppul c'est vrai man benn jour ma gisee benn échographie abdominal pelvien ñu naan ma 15000 ça c'est trop du ñu koy def mais directeur ba ko ba yokk prix kooku la ñuy wax ni pourquoi échographie abdominal pelvien 15000 échographie fii xam nga ñaar la échographie dernière génération laa doon xam nga ñaar la 2000 ouguiya xam nga mooy ñaar matul 3500 CFA wallahi échographie dernière génération laa doon yu clair Sénégal ñu def échographie 10 000 ak 15 000 loolu pour lan mu tege fan yooyu dañ ko war a lijjanti dañ ko war a régler la kon détournement bi nga xam ne ko accusé ay ñaari nit yi nekkoon ñuy jaay ticket ci hôpital Ndama du ma ci wax ndax man population bi rek moo ma ñor dëgg la am du dëgg ah justice dana ko leeral waaye lu mu ci mënti doon directeur bi faute bi yëpp ci directeur bi parce que bu la jox hôpital na la administré ko war nga ko mën a teg ci yoon woo xam ne ni wax dëgg yàlla sécuriser ko noo xam ne ni ay détournement yooyu mën naa ba jàll loolu daal vraiment nekk na loo xam ne ni lu ñu jaral lijjante la tey lu ñu ñor la parce que benn mënoo nekk directeur de l'hôpital Ndamatou ba pare nekk médecin chef Xelkom màggal gi li fi dugg lépp ngeen téye ko lekk ko ñi nekk biir hôpital bi sax personnel bi sax buñ loolu rek buñ ko auditoon fi mu toll nii ñu bëri darañ daal fonctionnement Xelkom anam Xelkom boo fa duggee dégg naa ne ginaar di ni fay jaar xar yi ni fay jaar bëy yi di jaar di jàll kon loolu Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi lay ñaan lii nga ñëw régler ñu ko sur place c'est ça la vérité loolu mooy dëgg na lépp leer population bi gis seen bopp personnel de santé bi gis seen bopp parce que fausé ni ngi nii 205 000 lañ leen kii fii amul heure supplémentaire amul dara te xaalis bi di dugg à flot loolu jaral la jënt la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu